C'est toujours un plaisir de vous servir mbokk yi ak xarit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ci ànd bi safo bi ak kóolute bi ngeen am ci Weli TV ñu war a waxtaanee li nga xamante ni mooy ñàkk espace d'épanouissement de jeu pour xale yi Tambacounda parce que nemmeeku nañ que depuis plusieurs années nekk na loo xamante ni demande askan wi la waaye foo tourné ci Tamba wërngal képp nit mënu faa yóbbu njabootam nit mënul dem épanouiru léegi nag tey ci biir émission bi dinañ tàllal micro ñi nga xamante ni ñooy askanu Tambacounda mais plus particulièrement la jeunesse pour xam ban yëg-yëg lañ am tey ci Tambacounda ñàkk espace de jeu yi lu muy def ci seen i quotidien ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy les autorités xam ci seen i perspectives yi ak ci seen i plan d'action yi ndax envisager nañ fii ak quelques années envisager nañ pour la région de Tambacounda des espaces de jeu ci biir wax ma lay doon léegi bu ci yàlla àndee. sant gërëm leen aussi ci liggéey bu rafet bi ngeen tam def ba léegi di jagle askan bi benn émission pour weccoo ak ñoom xalaat ci lépp loo xam ni seen bëgg-bëgg la aussi rafetlu ci tànn bi ngeen ñu tànn pour que ñu àddu ci li ngeen di wax ni dafa am solo ndaxte bërëb boo xam ni xale yi war nañ fa mën a nekk pour di bànneex boo xam ne bu sell xëy na ñu koy wooyee loisir dafa am solo parce que loisir ci boppam dafa bokk ci li tàggat nit li koy defar laata mu mag bu magee tamit am na foo xam ni war na mën a am fu muy féexlu surtout que Tambacounda dafa nekk dëkk boo xam ni yàlla daf ñu sedd tàngoor te tàngoor boobu tamit taxul nit ñi war nañu foo xam ni war nañ fa mën a daje waxtaan féexlu te li nga wax aussi dafa am solo parce que dafa xaw a tumuranke ci dëkk bi donte am na ay pexe yoo xam ne nas nañ ko saa ñuy defee li ñu woowe lotissement am na ay place yoo xam ne dañ koy bàyyi pour def ko bërëb yi mel noonu il est vrai que boo duggee ci yenn quartier yi sax da nga gis ay espace yoo xam ni dafay yàgg ay bayal yoo xam ne dafay yàgg mais kenn du fa def dara parce que yooyu bayal yooyu lañ prévoiroon pour def ko parce que lotissement saa yoo koy def dana am béréb pour école dana am béréb pour église éventuellement dana am béréb boo xam ni pour jàkka dana am beneen béréb boo xam ni espace public la. métti nañu trop sax nekk zone te amoo place fi ngay jëm. Vraiment dafa metti pour ñu jàppale ñu loolu mu kii nii place mu mun am Tamba fii nii pour xale ñun xale mun divertir waaw comme ni nga ko xamee am na sax espace de jeu waaye war nañoo dolli yi fi am ndax Tamba doon na région dëkk bu mag boo xamante ni tey war na mën a am gën a am ay espace de jeu yoo xamante ni xale yi suñu bëggee dem épanouir ñu nekk fa ndaxte loolu aussi ci àdduna la bokk. ginnaaw bu ñu leen wutalee école ñuy jàng war nañu wutal ay barab yoo xamante aussi bu ñu amee tuuti seen temps ñu mën fa dem maanaam di bëggal seen xol loolu nag war na gouvernement def na ay effort sax waaye mën na ko yokk mën na ko yokk war nañ fexe daal ba fii di Tamba ñu gën a jox xale yi seen gëdd maanaam yokk li nga xamante ay terrain de basket lay doon wala ay terrain yoo xam dañ fay footballé wala espace yoo xamante ni tey suñu amee temps libre ñu dem fa épanouir fa ay bibliothèques yooyu yëpp war na fi mën a am. c'est vrai que sax ci période corona lañ nekk feebar bi bari na te xale waruñu la bàyyi sax ci période de fête yi ñuy taxawaalu waaye aussi war nañ leen mën a bàyyi aussi des fois ñu épanouir di bëggal seen xol ci mel ni espace public yooyu nga cité léegi. espace de jeu bi rek moo fi am presque Tamba waaw pour xale yi mun au moins bu ma fi doon ñëw sax y avait pas de cerceau sama propre moyen laa ñëw ma tracé ko defar ay cerceau yi di jouer mais Tamba on a fu ñu toll nii. waa Tamba soxla nañu espace de jeu yu bëri si quartier yi. Sinon boo xoolee place publique bi nekk abattoir wet jardin d'enfants bi wet école maternelle foofu place publique la woon xëy na mairie bi taxawaay bu ci mot sëkk bu mu ci waroon a def la deful sinon normalement espace boobu waroon nañ ko defar de sorte que xale yi dëkkee côté boobu war nañ mën a def loisir même jardin public bi nekk nii wetu mairie boo xoolee bayal la rek finalement parce que toppatoo bi ci war defuñu ko bi nekk fële wetu école Batou Diarra c'est vrai que temps yi
maire commencé woon na am projet boo xam ne pour aménager ko ba boo xoolee xaw na tane tuuti xaw na tane waaye li des ba des mooy foofu tamit ñi xaw a c'est-à-dire mag ñi ñoo fay dem te li nga wax ci am na loo wax ci sa laaj bi am na solo xale tout tànk yi mënuñ leen defal ay bërëbu féexlukaay fu sori seen dëkkuwaay parce que wóorul. ñun tey dañoo bëggoon ni am terrain ci Tambacounda fii ñun parce que ñun xale yi amuñu fan la ñuy jouer. Vraiment zone ñun te zone Mengalo place Ntembula Tambacounda la pour xëy divertir vraiment aben toro ne franchement parler. tey jii xale yi amoon na mënoon nañ dem dagg mango wala dem feneen di yàq leneen tey ñu ngi nii di basket loolu sant yàlla la yeneen quartiers yi suñ ko amoon dans les 30 quartiers de Tamba koñ bu nekk su amoon lii au moins mu am terrain de football terrain de basket au moins xale yi dinañ mun fooye foofu te sport bi am na njëriñ. ñaa bëggoon jouer ñaa wóor ba sonn fu ñuy jouer amuñu ngeen dimbali ñu am fu ñuy jouer ñu bañ a dem fenn ñu toog fii di fo ñun ak suñu famille ak suñu boy yëpp ñu ñëw fii di fo. En tant que pédagogue parce que la pédagogie c'est l'art de conduire l'enfant pour le mener vers le beau pour le savoir ba tax na léegi ci épanouissement ci àdduna la bokk ndax xale boo koy jàngal sax pour li nga koy jàngal dugg faaw nga des fois nga di ko bégal di ko amuser bu ko defee moom mu gën a xam li nga xamante ni moom mooy àdduna bi. ci fànn boobu daal nangul nañ leen ne dafa tumuranke dëgg nangul nañ leen aussi ne responsabilité mairie bi moo ci gën a fës mais aussi accompagnement wu état à travers service technique yi dafa am solo parce que boo amee service urbanisme rôle am mooy du rek affaire suuf nii nan la ñu fekkee dagg fii nan lañu daggee fi affaire parcelle malheureusement loolu lañ gën a fësal ñoom ci seen liggéey alors que aménagement paysager loolu mooy li nga xam ni urbanisme war na gën a jàppale collectivité territoriale ak askan bi. mel be ñaato pour handema nga place soto pour sen divertir ñamena. ñu ngi lancé waa Tamba yëpp autorité Tamba yi surtout le maire na bàyyi si xel si lii dafa am important ñëpp mënuñu dem si stade yi. koñ bu nekk su amoon lii day tane mu am terrain de football terrain de basket surtout yii fii ancien quartier la yeneen soo demee ay pont ay dépôt y a plus d'espace mais de grâce su ñuy defar yeneen lotissement si quartier yi bees yi nañ si defar terrain de football terrain de basket terrain d'handball mu am athlétisme nit yi yëpp ku nekk am sport bu muy def. ba tax na nag damay ñaax autorités yi rek lépp luñ mënoon ñu dolli ko effort ñu mënoon ci espace yooyu ngay wax ñu def ko. waaw créer fi gën a créer daal ay centre yoo xamante ni xale dañ fay dem ay espace yoo xam ne xale dañ fay dem di épanouir loolu am solo la ci dundu askan wi. jóg leen si waaye maire bi dimbale ñu bokk ñu am espace de jeu yu bëri. mbokk yi ak xarit yi ñoon seetaan lii lañ andiloon tey ci seen émission mais mënuñoo jeexal sans pour autant pëlewuñu ñi nga xamante ni ñooy kilifa yi pour au moins ñuy dimbali askanu Tambacounda les parents les jeunes les enfants les adolescents ci ay espace de jeu parce que épanouissement dafa bokk ci doomu aadama di leen joxaat dig daje semaine prochaine ci seen beneen numéro émission wax ma jaajëf